te ni moo di affiche 1 tey jii ñu jagleel ko mbër mi nga xam te ni moo di Kona sax jote ngeen ko suivre tout à l'heure ci biir métier mu ànd see ki nga xam te ni moo di Sida doon yëngu ci wàllum quincaillerie kon bokk dañuy daal di kon dem ci Kona ngir gën leen a mën a xamal ak moom te Moustapha Gueye sax moom moo fa demoon ñàkkul incha allah bu ñu demee ba dellu si plateau bi mu ñëw wax ñu ci qualité mbër mi nga xam te ni moo di Kona. mbokk yi ñu ngi tey jii ak ki nga xamante ne moom mooy le grand champion Kona. Tungune du teew ñuy nataal Kona la ñu jàkkaarloo ni Kona présenté wul s'il te plaît yow yaay kan. bisimilah onge bi la ina wali yàlla ginnaaw baatu onge bi la ñu ngi sant yàlla julli si yonant bi sant suñuy ñaari waajur sant sama sëriñ Sidi alxuraan borom jàmm gën borom daaru salaam man la Kona nekk écurie Lamsar maa ngi dugg si làmb atu 2012. le 8 avril 2012 combat Lac de Guiers Eumeu Sène maa bëree spécial bi ma daan ci bébé Modou Lo maa ngi bëree sama dernier combat mu nekk sama 7e combat le 9 avril aussi 2017 ci combat Ness Sa Thiès maa bëree spécial bi kon je suis le roi des spécials. dañu bëgg commencer ci sa carrière combat yi nga bëree ban combat moo la ci gën a frappé yow mi nga xamante ne yaay. combat bi ma gën a frappé nag bi ma gën a neex mooy sama premier combat parce que baptême de feu la woon quoi imagine toi nga nekk un jeune lutteur nekk xale nekk si mbabat yi toj ko ñëpp yaakaar la ma nekk xale amaguma sax expérience dara ci làmb ci gi ma bëre bis bu mag Lac de Guiers Eumeu Sène ku ne xam na ne bis bu mag la mooy bi Lac de Guiers bi Eumeu Sène di jël tànk bi ñu ne ma yaay bëre max aussi jox ma confiance ne ma yaay bëre combat spécial bi muy doon sa premier combat ñu jox la mbër boo xam ne tamit dafa toj comme yow ñu dëkk tamit xawuñu soree mu nekk benn duel mu nekk benn derby bu mag ñu jël ko ak philosophie ñu am mental bu mat aussi tamit yàlla dooleel ñu daan ko jël boo xamante ni amul jël boo xam ne mat est-ce que mën na sax 2 secondes Malick Thiandoum dafa yuuxu kon donc combat boobu c'est très normal mu frappé ma. bu ma déggee ngay wax mooy jaar nga ci mbapat comme mbër yu bari ñan ñoo nekkoon seen naataangoo ci mbapat yi. ok man nag père man làmb dama ko dund ndax damaa judd fekk làmb suñu kër damaa judd fekk samay mag di bëre ku mel ni capitaine PK ki topp ci moom Pape Diop Junior aussi di bëre le puncheur qui met KO mën ni damay bëree di jàng ñu ne ma doo bëree ndax sama yaay ne ma mbëri doy na di may dóor sama yaay Fatou Diouf bi ma yar buggul woon ba ma dugg si football di football mais nul n'est le maître de son destin le destin sama destin ci bëre la nekk yàlla dogal ma dugg si bëre par hasard di làqatu di bëre ba xam nga rek yaa ma gën a xam ba ñu mujj xam ne loolu si sama xol la nekk ma dugg ci 2009 2008 commencé ànd ak Boy Niang sama mag Pape Diop Junior mooy ki topp si Pape ak Cech Junior ñooñu ñoo ma dugal si bëre ak Père de Gaulle si laa commencé di ànd ak ñoom may sol algodas di entraîner ñoom ñuy entraîner mbër ba si yàgg may takk ngemb di fow ak ñoom si noonu affaire bi boum affaire bi explosé ba may dem ba mënatuñ ma daan Boy Niang def ma nii bëggal ma boppam comme dama ñeme entraînement xam nga ñu bëgg ma daal di ma def ma benn kiiwam quoi fu muy dem di may woo ñuy ànd boo ma gisee da ngay foog ne ay morom lañ loolu moo ma dugal si làmb samay naataangoo si làmb nag mbapat ay mbëru séeréer la parce que man si mbëru séeréer mbapatu séeréer yi laa ëpp lu may dem man damay doon toog fii temps yooyu noonu dama doon jóge fii su ma amee vacances damay jóge fii dem Niodior Dionewar Fimela Thialane Moundé xam nga Siwo dëkk Ili Baasul Basaar sama premier combat maa ngi daan bébé Modou Lo sama 2e combat ma daan Lob de Malika sama 3e combat ma daan Omar Camara sama 4e combat ma daan Tapha Tine Junior sama 5e combat ma daan Gaynde Ghetto sama 6e combat ci laa am défaite sama 7e combat ci laa bëre barki démb man ak Sangomar bu Grand Yoff mbooloo ci combat Ness Sa Thiès lamb daal père dafa nekk loo xamante ni nii xoola c'est un bijou la pour réewu Sénégal dafa nekk loo xam ne prestige bu mag la richesse bu mag la pour Sénégal xaw ma nag les élites xamee nañ ko noonu ou pas y a beaucoup de gens qui comptent sur la lutte y a beaucoup de gens c'est pas les lutteurs seulement ñun mbëri ñoo gën a tuuti ci ñuy dund si làmb tey transporteur bi mu ngi dund si làmb jaaykatu gerte caaf bi mu ngi dund si làmb jaaykatu carburant bi mu ngi dund si làmb sérigraphie yi defar t-shirt ñu ngi dund ci làmb jaaykatu mbii bi ñu ngi dund si làmb ñaata emploi la créé. ban message nga war a yóbbante pour au moins mbër yi ban assistance la état war a def ci ñoom pour ñu mën a am métier pour ñu mën a liggéey mën ko boole ak seen bëri loolu tam seen xel war na ci jublu normalement. état moo nekk lépp
te gouverner c'est prévenir maanaam tey jii jeunes yi nekk ci làmb ce sont des jeunes yi nga xam ni des esprits sains la ñu am dans un corps sain te dëkk pour mu dox dañ ne montre-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras maanaam dëkk pour mu dox il faut mu am ay jeunes yoo xam ni dañu sain dans leur corps et aussi dans leur esprit te am na fi kon donc dama ne Sénégal am na loo xam ne peut-être dëkk yu bëri bëgg nañ ko am amuñu ko ndax mbër du tux mbër du naan mbër du def lu bon doo guddee tëdd sax kon donc jeunes yi bëgg naa en général sax laay waxuma làmb jeunes yi nekk ci làmb dama généraliser état war nañu jàppale. waaw li may tëjee mooy maa ngi sant déjà maa ngi sant en commencement maa ngi sant sama sëriñ Sidi Alxuraan parce que li tax may sant sëriñ Sidi Alxuraan lu bari maanaam sëriñ Sidi Alxuraan dafa am fu ñu jëlee ñun jeunesse su Diamaguène Pikine ginnaaw raay ba Fora ba fépp dafa am fu ñu jëlee am fu ñu indi. di sant tamit sama mag bii ma àndal Bécaye jàppale na ma bu baax parce que tamit lépp lu ma nekk moo ngi si bu jàmm dee benn da koy jël jox ma ko bàyyi boppam kon munu ma ko fay daal maa ngi koy bàyyi ak yàlla sama grand frère aussi capitaine PK lépp moom la salle bii may entraîné tey moom ma imposé waxuma daal dafa ma imposé na ma demal di fa entraîné ma ne ko non grand dafa sori mu ne ma demal taalal sa scooter ngay dem di entraîné foofu fay bi dafa cher mu ne ma sa yoon nekku si kon donc moom tamit aw ma fayam mu ngi def tout pour que je puisse aller de l'avant et defu ko ci man kese famille bi ñëpp maa ngi koy sant ci famille bi yëpp ñu ngi koy jàppale kon fi mu nekk yàlla na ko yàlla dooleel di sant famille Konaté yëpp ndax bambara la sama mbokk bambara yëpp maa ngi leen di sant famille Konaté yëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa TFM particulièrement à l'œil du tigre ak sama papa Mbaye Fall maa ngi koy tuddee le professionnel moom laa ko tuddee il a de rigueur il a de professionnel de la professionnel moom professionnel bu muy demee moom la may woo moom lay woo képp ku mu xam kon donc maa ngi koy gërëm Kouthia sama xarit maa ngi lay gërëm maa ngi lay siyaar maa ngi lay bégee di lay wax ni yow yaay médecin wu anti stress maa ngi lay bégee one love one